Yo, assalamualaikum Sénégal, assalamualaikum Afrique, and fuck the world. Yo, bismillah, bismillah, bismillah. Gars yi maa leen di ziar di leen bëgge namoon naa leen xam nga namoon naa leen di leen wax ni ñun découragé wuñu dawuñu laxatu wuñu bese wuñu les bras et le combat continue. Même si des fois dañuy soxla suñu bopp soxla concentré wu si suñuy mbiru bopp concentré wu si suñu environnement ak suñu entourage immédiat teewul ba tey suñu xel suñu xol suñu xalaat suñuy jëm ak suñuy jëf yépp mu ngi ci lutte bi mu ngi ci combat bi amul découragé chaque jour ma ne leen même bu dee benn personne moo ñuy suivre sax dinañ ci waslu àq ndax ngërmande yàlla xaj na ci lii nii ñuy def. ma bëggoon leen fàttali ne live yi ñuy def en tout cas sama modèlu live ak modèlu live ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi gëstu di waslu ak pour jéem a apporter sénégalais yi tuuti xam-xam jéem leen yokk tuuti xam-xam si as tuutu xam-xam bu ñu am ma bëgg leen wax ne li ñuy def yombul parce que live bu une heure de temps yii nii ngeen di gis yëpp ñuy def ay heure de visionnage la ñuy am au préalable dañuy jël ay heures ci suñu temps di visionner ay vidéo di documenter wu di instruire wu di informer wu pour mën a dajale loolu yëpp ñëw offrir leen vidéo yii ñuy def donc dañ ciy sonn parce que li ñu leen war a servir dafa war a nekk loo xamante ni dafa instructif dafa éducatif malheureusement nag li ñuy def ñu intéressé wul la majeure partie de la population moo taxoon ma jël temps benn 2 semaines 3 semaines encore toogaat di xool di questionner sama bopp parce que da ngay toog moment boo xamante ne da nga naan ñii ngay xeexale est-ce que jar nañ ko. mais boo demee ba ci biir da ngay xam ne xeexaloo ñii nii ngay wax mais sa bopp ngay xeexal sauf que nag dafa am problème temps bi ma toog tamit muy 3 semaines yi y a eu des désabonnés ak yooyu profiter de l'occasion pour wax leen que ni j'ai besoin de 100 nouveaux abonnés parce que YouTube yónnee na ma benn missive disant que ni dañu réorganiser seen paramétrage pour live yeeg yooyu noonu donc il faut minimum nga am 1000 abonnés pour mën a di dugg en live en direct nit ñi di la mën suivre en direct di participer et cetera moo tax vidéo bi yaa ngi dégg ma koy def pré-enregistré xam naa vous la verrez en différé donc may ñaan yàlla gars yi fi nekk ñu jël vidéo yi jottali leen ko seen mbokk yi wala kenn ku fi nekk comme abonné di ma suivre comme follower fexeel noo may yokkalee beneen abonné kooku yokkal ma beneen abonné ñu mën a partager ñu mën a xam a inciter nit ñi pour ñu mën a ñëw suivre ñu ba ñu mën a continuer job bu ñuy def ndax ñun loolu ngeen ñu mën a jàppale du ay xaalis du ay leneen soxlaalu ma leen dara dugg ngeen sama profil li ma lay wax intéressé na leen neexaluma kenn nag forcé wu ma kenn cliquez sur abonné cliquez sur la cloche et le combat continue. donc wax ji jarul muy gudd loolu embouche la woon rek donc jël nañ temps tamit parce que à un moment donné activisme bii nii ñuy def doo xamante lu muy nduru ndax pseudo activiste yi nekk di parasiter combat bi te loolu laa masa wax ñi fi nekk te malheureusement ñoom la ñuy gën a déglu site internet yi ñoom la ñuy gën a vulgariser seeni vidéo góor yi nekk di dàggasante ak ay jigéen yi ne man nee naa leen du ma wax ci jigéen du ma nekk fii di clash ay jigéen du ma nekk fii di dàggasante ak ay jigéen parce que du man ak ñoom level yi bokkul niveau yi bokkul mais da ngay déglu live u jàmbur ba A ba Z quelques rares exceptions nga ci ñoo ci am ñu lay wax lu concret loo mën a dégg loo xamante ni mën nga ci jëlee njëriñ mais chaque jour diw clash kii diw clash yéen a yàq nday combat bii nii ñuy mën a yéen liveurs yi yéen a ko yàq
ngeen dégg ma ngeen bañ ko dégg jarul may cité ay tur xam ngeen seen bopp yéen a yàq nday li ñu waroon gagné ci combat bii nii yépp yéen a ko yàq ndax seen affaire déggoo yi ngeen fi nekkee affaire de ñàkk fayda yi ngeen fi nekkee affaire de motherfucker yi ngeen fi nekkee iñaanante bi dëmmante bi ngeen fi nekkee yéen ñëpp ay vampire ngeen yéen ak Macky Sall bi ngeen di clash kiif 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 6/9 donc delloo si waat leen seen xel boo leen mënul teg combat bi si base yu solide base yu instructif def benn travail bu important au préalable balaa ngeen di ñëw di ubbi seen gat yi di wax bàyyi leen ngir yàlla bàyyi leen duñu tànqal li ngeen di wax amaluñu intérêt amalul njëriñ Sénégal amalul njëriñ Sénégal ngeen wàccee seen bopp xam ni da ngeen di puub comme ñëpp doo leen tous 5 millions de personnes yi leen di suivre 500 millions de personnes yi leen di suivre majorité bi ay kaañ leen jàppee bu amee ñi leen si gëm dëgg bëriwuñu maak yéen a yem donc delloo si waat leen seen xel ngeen wàcc sur terre def introspection xoolaat fan la ñuy tàmbali waatee pour mën a xeex lu ñuy xeex ndax le vrai combat ne fait que commencer à bon entendeur salut bu ma jàllee ci loolu nag damay ñëw si kaa Karim Xurum Xaq parce que ñu bëri ñu ngi ma naan waaye waxoo si da nga waroon génn ñee man awma lu may wax si kaa Karim Xurum Xaq li ma leen waxoon démb laa leen di wax tey Karim Xurum Xaq a mon soutien inconditionnel mosuma wax ak moom à part benn jour envoyé naa ko message vite fait mu tontu ma vite fait point barre gëm naa ni ku gëm lu muy def la gëm naa ni ku dëggul la ci lu muy def te nee naa leen problème personnel u nit du ma si wax ndax ku nekk chaque jour wax leen ko ak sa paanu day tey buñ doon wax bu ñu jege ñoom Macky fucking Sall buñ doon génnee li Marème Faye Sall sacrifié wala defal jëkkëram kon kenn du respecté kenn du taxaw sax di xool Macky Sall wala di tal ay waxu Karim Wade man ak sama moroomu keneen ñoo si yem ku su nekk am na foo jaar ak ki nga nekkal donc yooyu yëfu ñàkk fayda la yéen waa nitu dëgg yi siy profité naan dàq ngeen Karim wala leneen ak leneen man pour man buzz ngeen di wut wala pour man vous êtes jaloux loolu kese la mais amul ku mu concerné vie privée jàmbur parlant de xalaas man damay déglu xalaas chaque jour j'ai pas honte de le dire bu ma yeewoo damay déglu xalaas revue de presse tës dama leen di déglu ñoom ñëpp mais xalaas da ngeen amoon pour habitude ne diw kilifa la nañ ko sangu sutura wala doo leen wax turam wala mais pourquoi Karim Xurum Xaq donc c'est une vendetta campagne de dénigrement la de décrédibilisation mais heureusement gars yi yeewu nañ li ngeen su jublu woon au contraire dafa retourner wu contre yéen bàyyi soyez arrêtez d'être hypocrite gis nga dëgg rek lay mën a doon man Macky fucking Sall sax bu defee lu normal dama naan lii normal na du ma si am honte di ko nangul ndogalu yàlla mooy 7e pilier ci iman ci gëm nit munoo gëm te nangoo ndogalu yàlla dafa am ndogalu yàlla nag ak loo xamante ni nit moo koy jéem a dogalal boppam fa la bàkkaar taxaw donc foofu duñ si sori donc Karim Xurum Xaq moom à partir du moment où c'est privé man je m'en bats les couilles sama yoon newu ci ndax nit ñaa ngi fi di def pire parlons de compte bi ñu ko war a defal xaalis wala financièrement bi ñu ko war a jàppale mais fépp ci àdduna foo xamante ni y a des activistes dañuy bénéficier wu soutien wu populaire wu képp koo xamante yaa ngi woowee sa bopp renégat wala anti-système wala rebelle comme ni ñu jàppalee Sonko war nañ mën a jàppale Karim Xurum Xaq mu def li mu bëgg a def defuñu ko pour moom dañ koy def pour le Sénégal ndax au moins moom il a osé porter ses couilles jël drapeau wu activisme ne day xeexal Sénégal dafa soxla ndimbal amul honte ne dafa toog soxla ndimbal ñi ko mën a jàppale nag financièrement nañ ko jàppale dafa bëgg a portable ñi ko may portable nañ ko may portable ñi ko mën a may oto wala cotiser pour jëndal ko oto nañ ko may oto c'est simple amul leneen
moo gën ay ONG góor jigéen di ñëw di ko financer léegi-léegi bu ko benn Oxfam wala benn aussi waa ñëwoon financer léegi ngeen commencé ubbi seen gàtt yi di wax alors que ñun mun nañ financer rébellion boobu noonu suñu bopp pourquoi pas mais sénégalais moo nday iñaan ay Karim day lekk xaalis beeg xaalis pour moom la bàyyi sama bàyyi wala bokk sa jour ngeen yàq fi lu ëpp nday loolu noonu bàyyi delloo si waat leen seeni xel donc Karim Xurum Xaq on est avec toi nga dégg ko nga bañ ko dégg ci zaay rek si baatin continuer li ngay def fais focus sur ton taf te bu la dara déconcentré dëgg rek lay doon point barre voilà donc ñi mën a yónnee leen xaalis ñi ko mën a jàppale leen ko et puis voilà life goes on bu si waree def lu mu siy def mu def ko moom la bu ko deful digganteem la conscience am c'est simple bu ñu jugee ci loolu nag dafa am si leneen lu ma bëggoon wax ndax ñun ñëpp ay apprenti jullit lañ ñu ñoo gën a bon ci jullit yi chaque jour moo wax man bokk naa si jullit yi gën a bon si jullit yi mais maa ngi jéem a baax chaque jour yi jéem a teg sama tànk si siraatal mustaqim man maa ëpp paanu day ñëpp mais dafa am loo xamante ni buñ ko gisee war cee wax parce que ñu ngi wax si waxu jàmbur yi waxu ñeneen ñi donc mu nekkee suñu dëkk ñu war cee wax dañ ciy wax lu ñu si góobee gar ko damay junj rek nag dama leen ne yéen dafa am liñ naan charia ak aqiqa am ñu bëri nag ñoo xam ne dañu bëgg lu yomb ne aqiqa la ñuy dund wala aqiqa la ñuy jéem a dunduloo seen taalibe yi te xamuñu ne aqiqa mënul dem sans charia ndax aqiqa mooy dëggal charia moo tax tey ngay gis mat zo bu jóg taxaw ne déw mooy yàlla wala lii mais chaque jour da ngay toog koo xam ne fanaawul dara dalu ko naan la diw mooy sama yàlla ak diw leneen ma bëgg leen wax benn mbir ne leen bés ñëw na am benn yonent am benn góor yàlla bu malaaka yi seet si foog naa yonent yàlla Ibrahim la woon xaw ma Nuux malaaka yi bi ñu ñëwee xamul woon ni ay malaaka lañ foog naa Idrissa la sama turandoo ni mu def ba xam ni malaaka la mooy ci weeru koor la ko fekkoon ndogu jot mu war muy jox malaaka bernde ay lekk malaaka bi lekkul mu koy kon ne jox naanul mu xam ni kii kat lekkul kii kat naanul te dara dalu ko pendant 2-3 jours kii mënul doon nit simple kon kii malaaka rek la mën a ne muy benn ma ne ndegam kon yàlla mi bind malaaka moo mën a toog ñëw jël jëmmu nit nekk ak nit di dund nit lekkul naanul ba loolu lañ ko créé ba xam ni kii du nit sàqamtuma laak nag bu doon yàlla moom mooy wàcc nekk nit ci biir jaam yi di dund ndagam yàlla moo bind malaaka may ko maqaama boobu noonu kon yàlla même bu doon wàcc ci nit doon nit di dund nit di buum ak buumi di def ak a dindi kon du def li nit ñi di def du lekk du naan du sonn du óbbali du nelaw yàlla na ma yàlla baal ci wax ji du dem douche du feebar du dee du fëq du bënn donc waxuma la ak loolu yonente yi di dund comme ni nit di dundee di feebar di yeewu yàlla na ma yàlla baal ci ëdëb bi di def yépp lu nit ñi di def yonente yi ëpp maqaama wàlliwu yi ak xut bu yeeg yooyu noonu di def lépp lu nit di def nga ñëw taxaw ne diwkat mooy yàlla moom moo ma bind moom moo ma lii mooy sa xam-xam dafa néew amoo xam-xam te li ngay wax boo si jugul boo deewee li ngay wax boobu noonu yóbbu la laabi siina lu leer laa leen wax taalibe Baay laa tarbiya naa depuis 2005 xam yàlla xàmmee yàlla ràññee yàlla la ñu wax saxamtuma laak nag léegi ñuy jël jigéen bëgg ko teg place u yàlla wala teg ko place u xut bu samaan wala teg ko jigéen sax mën na doon wàlliwu d'accord na mais nañ delluwaat si diine ndax Serigne Touba ne lépp loo xam ne ñu ma koy jiiñ ngeen xool ko nekkul si alxuraan du man Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lépp luñ ma waxloo Bañas maam Alaaji Malick ñépp ñu baax ñu fi jaar lépp luñ ma waxloo ngeen xool ko nekkul si alxuraan waxuma ko
jigéen yàlla moo ko njëkk a teg place am mooy société la jural aaral njaboot gi yaral njaboot gi d'accord naa nga dëgëralal sa diine sa borom kër moo koy validé moo tax ñu ne la sa ngërëmu jëkkër moom moo lay dugal àjjana ba tey d'accord nañ ñu ñëw ci diine bi ñu intéressé xoolal jigéen yi baax yi xiste nettali yépp est-ce que danga see gis kenn mu mas a jiite juma amagul ba ci Mariama bi jur Isa ibnu Mariam ñëpp weddi wuñu kenn weram naatablewul ni jigéen bu baax la wàlliwu yàlla la nitu yàlla la ba alquran moom kese la dëjee saar ci soxna yi est-ce que gis ngeen ko mu mas a jiite mbooloo diine amul ndax lan jigéen yàllaa ko tënk mooy jigéen motul jigéen lu tax mënul doon imam mooy day gis ay réglam muy benn jigéen buy doon maanaam góor ñaar lay am jigéen benn muy ñaar jigéen moom lu mu am maqaama fa yàlla si zaahir ak si baatin du moom mooy takki dañ koy takk bu bëggee am borom kër muy ñett jigéen ba jamono day baax lu mu am maqaama même bu doonee di toog di jàngale alxuraan sax ay moroomu jigéenam lay ay doomam yu jigéen wala ay école madrasa bu jigéen uniquement ba tey mu ngi am si dëkku arab yi la ñuy jàngalee mais du leen rax ay góor ndax l'islam dafa ne mbooloo góor ak jigéen waruñu jaxasoo kooku muy ñeent ba léegi jigéen dañ koy seexal muy am ay taalibe jigéen lu mën a nekk la ndax jigéen mën na gérer jigéen loolu contre ma ko ay taalibe góor ba ñooñu di ko jël di ko teg place boo xamante ni eggu fa yéen a ngi nax seen bopp ba yàlla du nit te du masa doon nit ndax nit motul lépp looy méngalee yàlla wala di ko jéemee xoolee yàlla sori na loolu yonent bi sax Seydina Muhammad sori na loolu bàyyi leen seen bopp yi ngeen di nax seen folklore bi ngeen di jël teg ko nday ci diine bi si seen bakken bii rek ngeen ko tegoo leen ko ci xam-xam da ngeen di lekk ba seen biir yi fees seen taat yi tàng ngeen toog ñu tëgal leen ay sabar ngeen taxaw naan da ngeen di sàbbaal yàlla da ngeen di cant bàyyi loolu du cant ngeen loolu du cant bu jógee ci làmmiñ jëf lay ne du ay tama la ñuy cantee wala leneen dama junju nag donc yéen taalibe yeewu leen te ngeen toppee sëriñ si ngir yàlla biñ leen war a jegeloo pas ngir seen bopp si biñ leen di xiir ndax ñoom ñëpp ku si dee di nga xam kan moo yor xiir bi donc dama junj rek wax bu egg nag dafa ko moom yéen murit yi jóg leen si seen bopp sama mbokku murit yi tijaan yi sama mbokku tijaan yi nekkul si dëgg jóg leen si seen bopp ndax yenn yi boo leen koy bàyyi muy raam lii rey raam ci ñàkk bi lay jëm te ay du yem ci xawma lan bopp boroom xawma jigéen day yam place am soxna day yam place am taalibe xam lan mooy taalibe sëriñ xam lan mooy sëriñ ngeen bàyyi si kaw nit ñi ngeen di dund te ngeen dem liggéey voilà donc bu ma jógee ci loolu te exemple yi bëri na ndagam yonent bi doomu yonent bi Fatima pour bañ benn ambiguïté sax 6 mois après papaam la génn àdduna pour bañ mu donn xilaafa gi Xadija moo njëkk a gëm di soxna yonent bi est-ce que tax na mu jiite mbooloo nëw martiru l'islam ki njëkk a dee si l'islam jigéen la donc bu kenn jigéen joxuñu ko place am si diineeg loolu noonu mais ku nekk ak sa place bàyyi leen diine ji ngeen di fowe voilà bu ma jugee ci loolu ci beneen affaire laay waxaat muy affaire de góor jigéen bi xew Sénégal xam nga chaque jour moo wax leen ko nee naa leen ministère du genre bi Karim Xurum Xaq tamit chaque jour moo wax leen ko xam ngeen lan mooy genre tubaab bi naka la définir genre ba pare le genre théorie
moo tax ñu koy woowee la théorie du genre maanaam ñoom dañu ne xale bi bu juddoo ñaari xale buñ juddoo góor ak jigéen kii sexam doon góor kii sexam doon jigéen du seen sexe moom moo leen di def li ñu doon maanaam da ngay judd doon góor wala judd doon jigéen non non da ngay judd société bi lu mu lay def loolu mooy déterminer ndegam yow góor nga wala yow jigéen nga loolu la ñuy la théorie du genre te ñoom rendre guñ ko effectif ba tey dañ ko rendre effectif di ko jéem a jàllale par la loi Chapa muy jàngal sexe xale yeeg loo waxoon naa ko si la vie passée yii yëpp waxoon naa ko ndeysaan man damay répété waat sama bopp rek théorie du genre ñun nag Sénégal comme que ñun toppandoo ma riirandoo waxuma laak loolu sax ñu rendre ko effective en quoi faisant créer ko ministère boppam maanaam ministère du genre loolu mooy la porte ouverte à quoi mooy toute sorte de dépravation validation góor jigéen parce que góor jigéen bi am na ministère am léegi te loolu moo nekk validation wu liñ naan LGBT liñ naan homme kii góor jigéen bu góor góor jigéen bu jigéen transsexuel yi ak lan sax bisexuel yi ak xawma ak seen affaire u motherfucker yooyu noonu moo tax ngeen gis góor jigéen yi am doole biir Sénégal waxatuma la ak loolu dégg naa ay gën gi neew ba si village yi léegi dafay léegi na ba tootuñu xalaas laa ko dégloo loolu lan lay andiwaat mooy nee naa leen Senghor la tàmbalee ba mu ne pays bi majorité musulman yi lañ dinaa jéem a fexe ba nu ma leen defee ay mauvais musulman loolu la tontu tubaab bi léegi franc-maçon yi ba tey ñu ngi ci seen plan mooy lan la ñuy njëkk a def mooy pour xeex diine ji parce que diine muy chrétien muy catholique nanguwuñu góor jigéen nanguwuñu maanaam def lépp luy dépravation solo bu ñaaw liñ naan lépp loo xamante ni jikko bu bon la chrétien yi nanguwuñ ko jullit mu nanguñuñ ko donc diine nangu ko fan la ñuy njëkk commencé waxoon naa leen ko mooy xeex lu ñuy njëkk xeex mooy kersa jombu dañuy njëkk daaneel màbbal ko màbbalu ruus naa def lii jomb naa def lii moo tax ngay gis série télé yi jaar si man contre ma sële yi maanaam dans la forme parce que nit ki tamit boo buggee mu yeewu doo ko nëbb li xew ci àdduna da nga koy tegal li xew ci àdduna tegal ko li war a nekk confronter ñaari réalité yi ne ko choix bu baax baa ngi nii mais yoon bu bon baa ngi nii tamit yaay sa magu bopp nga am nga sens du discernement choisiral moo tax man contre ma série yi mais ñoom liñ si jublu mooy yàq nday suñu jeunesse parce qu'on a ay dëkk boo xam 65% yëpp ay jeunes la au lieu nga fexe noo leen conscientiser ngay fexe noo leen dépraver en quoi faisant mooy jël l'exception négative et on fait une règle góor yi di def comme di dox comme ay jigéen di wax comme ay jigéen di jëfinu jigéen jigéen yi di sol comme ay góor di def yëfu góor di jëfu góor ñuy wax waxu parité waxu leneen ak leneen xale bu ndaw bi di judd ci loolu di màggaaleeg loolu c'est-à-dire génération bi peut-être grave mais génération bii di ñëw naka la ñuy comporté woo naka la ñuy xalaatee ndax ay roy dàq lañ génération bu ñëw gën a garaaw sa morom bu njëkk nit da daan jigéen lu nga romb ci mbedd bi téegal ndeem jigéen buy kii nga téegal ndeem mais nëw les gars yi ñoo la ëpp nday droit sa biir dëkk ma bëgg leen waxal yéen jeunesse bu am fulla bi bu leen bàyyi loolu mu jàll képp ku nekk foofu di def lu di def yëfu jigéen góor bu jigéen bu yiy def yëfu góor élèves yooyu taxaw di fóonante téegal leen seen nday c'est simple amul ay négocier parce que trop c'est trop te lii ça risque de s'empirer parce que xaalis bu ne gàññ la leen franc-maçon yi di jox ndax ñoom nee naa leen franc-maçon yi seen biir noonu la ñuy jekkontee dañ leen di filmer président yooyu ñuy def ay sodo ñu doon c'est des sodomites ñoom ñëpp ay góor jigéen lañ ci seen rituel satanique yi la bokk dañuy tëddante seen biir di violenter seen biir di violer ay xale loolu la ñuy tenirante par les couilles léegi nag ñu utiliser média bi ce qui est très dangereux sénégalais mën na toog 24 heures di seetaan télé mais média yi ban émission bu instructif ngay gis ñu siy jàllale
ay way lañ siy jàllale ay góor yu jigéen lu ba ay ho ñetti booyu kat seen lu téegal yooyu noonu ñu leen di promouvoir ba si école yi ñu leen di invité ay foyer ngeen bëgg góor jigéen ñi duñ yokku te ku wax ngeen ne dafa soxor wala dafa bëri wax wala kii lu muy wax mooy loolu c'est la réalité au Sénégal. ma seedaan xarim tamit wax si Sidi Lamine Niass ni nga ko toroxalee à travers les médias wax naa ko ndeysaan si la bii passé ne ki inspiré Macky Sall Mohamed VI la Maroc noonu la def ak groupe rebelle médiatique bi fa nekkoon ak télé bi fa nekkoon topp ko ni mbooro yaa ngi dégg di sulli ay mbootam daf ko poussé à la faillite teg ko choc ba kooku noonu dafa dem exilé wu teg rajoom teg groupe médiatique am ba pare ñu imposer ko ay dédommagement pour diffamation ak loolu noonu ba mu instant yi dañ ko exilé même principe bi la ñu ba pare xañ ko ay pub ak loolu noonu pour teleem bañ a dox même principe bi lañ def ak Walfadjri looloo tax ma andi leen géopolitique bii nii xam naa moom laay tey damay jeexal ak Mauritanie yaa ngi dégg pour ngeen mën a comprendre yu bëri comprendre Macky Sall ñi muy fréquenter Sénégal ban place lay occuper parmi dans la sous-région ak lu tax ma andil leen lii donc na ngeen jóg ci affaire góor jigéen yooyu yéen médias yi yéen journalistes yi yéen a ñàkk fayda yéen a naaféq ay Yérim Seck ak yenn journalistes yi léegi damay déglu revue de presse yi wala ma déglu journal yi damay je tombe des nues yéen avant élection yi li ngeen di wax ni xanaa xamoo leen ko woon wala lu tax waxoo leen ko woon avant élection yi ngeen xaar ba Macky Sall sàcc nday élection yi ba toogaat ngeen naan lii problème la woon lii problème ngeen di commencer di sulli problème yi c'est de l'hypocrisie vous êtes des traîtres boo dégloo Yérim Seck déglu ay Madiambal déglu ñeneen ñi doon attaquer Sonko déglu leneen ak leneen loolu moo lay wan ni ñun on a fait le bon choix on a choisi on a fait le bon choix en choisissant Ousmane Sonko te dinaa leen wax lu tax moo tax mën na leen andi si géopolitique bi yëpp par rapport ak discours Sonko discours candidat yi profil yi naka ñun lan lañu soxla donc vous êtes complices vous les médias ay dëmm ngeen yéen homme médias yi yenn journalistes majorité bi yëpp ay dëmm ngeen man maa ko wax vous êtes des traîtres bordel bi fi ne yëpp scandale yi fi ne yëpp boobu ba tey nit ñi di ko wax góor jigéen ñi 1 an ñu ngi live ñu ngi wax waxu góor jigéen ñi ñu ngi wax waxu sàcc yi ñu ngi wax waxu détournement yi ñu ngi wax waxu propagande bi dépravation bi régime maçonnique bi fi ne ngeen naan dañuy divaguer dañoo réew dañoo lii léegi lu tax ngeen di ko wax tey salte bi ñu ngi siy wax waxu salte bi ñëw taxaw prestation de serment ntayem naan taxaw naan ay Sénégal dafa salte sama say nawle toog dafa salte dañ see war a jóg ñun bi ñuy wax waxu salte bi ne Sénégal kañ la ngeen naan dañoo réew dañoo dof donc vous nous donnez raison yéen ñu doon weddi démb ba tey yéen a ngi ñuy jox dëgg donc alhamdulillah da ngeen naafeq sénégalais yi da ngeen tay naafeq 70% sénégalais yëpp ay naafeq ngeen moo tax vous savez que ce que vous méritez voilà bu ma jógee ci loolu dañuy ñëw ci fast track ñàkk gëmmadi sa bopp rek moo tax nga tiim sénégalais yi naan leen dañuy fast track loolu rek erreur de communication sax la fa mu njëkk a tàmbale au lieu nga naan fast track c'est de l'anglais nel on va passer en mode je sais pas caw sa xiir non seulement di nga gagner en sympathie ci beneen yu ci sénégalais yu bëri mais di nga sénégaliser wax ji gëm sa bopp fa lay tàmbalee sénégaliser wax ji ku jóg gros titre yi fast track mais non Macky président Sénégal taxaw ne bon léegi dañuy on va mettre le nitro dañuy passer en mode caw sa xiir sénégalais yi dinañ ree di nga gagner en sympathie ba pare di nga commencer di dugg ci xolu sénégalais yi ñu àbb caw sa xiiru kii bu Ama Baldé wala keneen ak keneen kuy wax ak sénégalais yi da ngay dundee du fa la Ablaye Wade amee doole ci xolu sénégalais yi ndax dafa xam ni muy wax ak sénégalais yi. donc Alpha Condé tamit génn na def na sorti man jusqu'à preuve du contraire maa ngi taxaw maa ngi xool en tout cas c'est louche te yàgg nañ ko wax
te qui ne dit rien consent qui ne contredit rien consent yaa ngi dégg donc fast track boobu noonu ak setal yi ñuy def mënul nekk du am benn njëriñ ndax xam ngeen lu tax préalable bi ñu war a jaar la ñu jaarul nee naa leen fast track caw sa xiir du mun a am tant que jaaruñu ci mairie yi 552 mairie yi nekk Sénégal tant que jaaruñu ci mairie yooyu noonu duñ ko mën a def te fast track bi mu du mën a effective Sénégal duñ ko mën a setal tant que defuñu planification toj jëlaatuñu année blanche 1 an toj tabax redécoupage géographique vi grande ville yi tojaat tabax dédommagé ba pare numérisation wu mairie yi numérisation wu administration bi ASP yi dinaa leen wax naa leen déjà ni ñuy def ba pare dooleel maire yi ba pare jox leen budget décentralisation pour fast track mën a ne du ay nommer ay ministre du supprimer ay poste de premier ministre et cetera ba pare man suppression poste de premier ministre man gisuma ci problème à part que lenn laa ci gis comme ñëpp muy anticipation wu cohabitation bi risque di am législative mais vu que ni xeexoo leen li ngeen war a xeex mooy changement fi mooy lisibilité fichier électoral bi transparence su fichier électoral bi élection municipale yi war a ñëw tant que xeexoo leen pour élection yii di ñëw municipale ak législative yii war a ñëw ñu def ko en toute transparence fichier bi nekk lu réglo affaire yooyu noonu élection bu ñëw waaji da leen di tër ak doomeraam bi sénégalais yi doomeraam naafeq bi ñu naafeq ak ñàkk xam lu ñu bëgg bi ñu ñàkk xam lu ñu bëgg élection bu ñëw waaji da leen di tër donc loolu moom mooy vrai xeex bi ñu war a xeex vrai xeex bu ñu war a xeex mooy loolu noonu déjà mooy ay mais ñu ñuy jéem a distraire ak ay suppression poste mën a premier ministre à partir du moment où président bi moom moo koy nommé premier ministre bi bu contresigné bu neexul président bi moom moo koy démettre de ses fonctions ba njëriñ la am premier ministre boo xamante ni il est à la solde du président de la république ba njëriñ la am supprimer ko wala garder ko amul nday ba njëriñ élection législative bu ñëw mësuñu dund cohabitation Sénégal te c'est pas demain la veille ñuy dund cohabitation Sénégal ndax sénégalais yi mënuñu fal seeni député mënuñu fal nday seeni maire liñ naan cursus électoral bi sax niñ ko tëggee maanaam niñ ko tëggee favoriser wul sax loolu noonu donc c'est pas demain la veille donc ñu garder poste premier wala ñu supprimer ko kiif la c'est juste un prétexte pour ñu naan ay pour fast track loolu pour yokk doole président mënul gën a yokk déjà lu mu nekk ba pare ñun amuñu président buur lañu am ñun Sénégal buur lañ mës a am loolu ci pilier wu système bi ñu war a changer la bokk donc bu ñu nekk fii di polémique naan ay changer premier ministre rek wala leneen ne woon naa leen si sama live yee passé te Yérim fucking Seck confirmé ko bii passé nee naa leen Macky Sall il va faire comme Poutine 3e mandat du ko def man gëwma ko mais il va nous faire une Medvedev Poutine bi mu amee ñaari mandat wa mu passé dafa jël neveu wam muy Dimitri Medvedev premier ministre fal ko mu doon président mu poche ko mu doon président Medvedev def 1 an def 5 ans benn mandat pare Poutine ñëwaat te ci biir 5 ans Medvedev yooyu Poutine la jël def ko comme premier ministre c'est-à-dire Poutine moom moo doon diriger ba tey Russie mais devant la loi tout est ok Macky Sall même chose la nar a def moo tax muy préparer dauphinat wam donc moom déjà xam na kan lay choisir comme dauphin wam donc nañ dem ba ci kanam waxoon naa leen tamit ne leen yàlla bu yàlla tere Macky Sall bu toogaatee ci réew mi non seulement il va trahir les transhumants qui l'auront soutenu te gis ngeen ko ba pare il va en finir ak vieux vautours yi ko wër yëpp ñoom ñas ak ñoom seneen waxoon naa leen ko toog leen di seetaan déjà commencé na maanaam dina raxas
te commencé na waxoon naa leen ko yii yëpp waxoon naa leen ko lii lépp waxoon naa leen ko bàyyi xel servirul lu dul xalaat donc ay fast track ak yooyu noonu bu ma paree sama live yi si géopolitique bi dinaa leen andil nag Sénégal ak fast track yeeg naka lañ ko mën a tegee ak li ñu war a teg récapitulatif fu live yi passé lay doonaan rek mais lii yëpp wax nañ ko ba pare yaa ngi dégg donc suppression professeur premier ministre rek yooyu noonu yëpp laal constitution bi tamit na ngeen def attention boobu mu ko def comme référendum bi gars yi di xaar benn point mu andi ndey 15 points am yu mu si bërëxël ndax ne waxoon naa leen yàgg naa leen ko wax ne ko c'est pas Macky Sall n'est pas à sous-estimer car c'est un fin politique dama leen ko mës a wax toog leen nag di seetaan fu may waxaat nag mooy ci opposition bi maa ngi dégg ñu naan opposition bi ay dañu mere sénégalais yeeg opposition bi waxuñook opposition bi lii opposition bu lee opposition bu ñu meree sénégalais bi sénégalais yi wax nañ dëgg bu ñu leen jéppee wax nañ dëgg waaye fooguma ne loolu la ñoom ba tey ñu ngi ci seen logique ndax dañu war a génne seen livre blanc te nee naa leen Sonko il peut pas prendre l'initiative car ndaxte moom mooy troisième il est pas deuxième celui qui devait porter ses couilles moo doon Idrissa Seck donc Idrissa Seck moo mun a taxaw kon def teg démarche gars yi topp ci nee nañ dañuy toog génnee livre blanc dañuy génnee livre blanc nañ ko xaar à partir du moment où reconnaître ñu élection Macky Sall donc gouvernance su Macky Sall lu muy décider lu muy wax ku muy fal ku mu falal seen yoon nekk si ndax reconnaître uñ ko mais loolu noonu c'est tout à fait normal on peut pas vouloir le beurre une chose et son contraire sénégalais yi nañ xam ne ñu bëgg donc ay dialogue demuñu nday dialogue parce que ce serait se contredire te bés boo leen demee dialogue Macky Sall il va vous humilier ndax képp ku jël parole dina ne bonjour monsieur le président wala bonjour monsieur le et cetera boo waxul monsieur le président dina la ne man maay sa président da nga ma war a jox cër je suis l'institution wala leneen ak doo fa dem naan Macky wala leneen da lay jaxase ak sénégalais yi ba yeewu leen donc demuñu nday dialogue bu leen dem nday dialogue te bu leen ŋaang bu leen ñett si li ñuy wax si li muy doxal lu ku muy fal ak ku mu falul élection yi na ko defee nu ko neexee 5 ans bëriwul toute façon dina am opposition buy dem waxtaan bàyyi leen Macky Sall ak sénégalais yi te ngeen wax li am fulla mooy ngeen fexe ba mairie bu ne ngeen am fa représentant département bu ne ngeen am fa représentant travailler à ce que bureau de vote 15000 bureau de vote bu ne fii ak 5 ans ngeen fexe ba am fa ku leen fa représenter coalition bu ne loolu ngeen war a liggéey fu mu toll nii fexe ba élection municipale yi donc doon suffrage direct population bi voté ñooy fal amul conseiller buy falu wala conseiller yu ñuy corrompre pour ñu fal loolu du démocratie député yi doon suffrage direct par circonscription c'est ça le vrai combat à mener du leneen lu ñu war a wax élection yi moom mooy ni mu jàllee ni mu déroulé wu ni mu passé loolu mooy war a doon sujet d'actualité pas ay premier ministre yu ñu fal ay ministère bu ñu jógee finance yóbbu ko affaires étrangères rek ay déw ak et cetera on s'en bat les couilles ak Macky Sall ak ku mu bëgg a fal ak ku mu bëggul fal ak ku mu bëgg a ngemb ak ku mu bëggul ngemb on s'en bat les couilles ndax c'est un voleur qui nomme des voleurs accompagné de voleurs une gouvernance de voleurs loolu kese la ay dëmm ngeen voilà bu ma jugee ci loolu def nañ un tour de l'actualité damay wax ci projet NEOM bu ma paree géopolitique bi avec la Mauritanie le Mali wax l'Algérie wax la France wax le Sénégal dama leen di andil ci projet NEOM bi parce que man dama naan gars yi milliards yi ñuy sàcc yëpp pour lan la au fait loo tax duñ ci doyal bi ma gëstuwee ci projet NEOM bii nii laa xamante ni le nouvel ordre mondial lii moo ko sooke te jullit la ñu utiliser mooy prince Salman bu Arabie Saoudite dëmm boobu noonu pour mu doxal loolu noonu seen projet seytaanique boobu noonu donc xaalis bu ñuy sàcc yi yëpp pour payer wu seen billet ñoom ak seeni famille
ci bunker yi troisième guerre mondiale yi si bunker yi président yi war a nekk yi troisième guerre mondiale bu waree am fi ñuy dem laaxatu ji fi ñuy dem dëkki ñoom ak seeni njaboot ak ci village yuy nar a dem am si néewam pour seeni retraite ñoom ak seeni njaboot ndax 50% de la population mondiale yëpp risque d'être éradiqué liñ naan diminution de la démographie mondiale bu maladie yi ñuy inséminer nit ñi doyatul yenn guerre civile yi doyatul guerre mondiale la ñuy taal 50% wu population bi yëpp dee ñoom ak yeneen ñi am chance yi des fi loolu ñu def renaissance ñu andi renaissance mondiale donc bu ma paree si live boobu dinaa leen andil projet Neom bi di ngeen xam que tout est li ñu naan ramification la tout est lié léegi maa ngi commencé di déglu ay nit ñuy wax ci problème africain nee naa leen le problème de l'africain c'est un problème identitaire dañu dugg si yuur bi gëmloo ne ko doo dara ba moom si boppam mu gëm ne du dara gëmloo ne ko sa ennemi sa frère bi la sénégalais ak malien sont des ennemis moo sénégalais gambien sont des ennemis et cetera donc foog ñu restaurer yaa ngi dégg la vraie histoire la vraie identité aux Africains à l'Africain te loolu cela ne pourra se faire que par des Africains ndax am nañ scientifique yi ko mën am nañ historien yi ko mën histoire baa ngi fi donc à partir du moment où am na ay liveurs yu commencé appuyer sur loolu donc dama ne ñun suñu jaan wàcc na donc on est sur la bonne voie ndax ñun toujours on est en avance ci lu ñuy def ndax waxantu wuñu moo tax ñi ñuy déglu bëri wuñ amuñu sax patience su dégluñu donc maan leen di ñaan li ngeen ma mën a jàppale mooy ngeen abonné sama page abonné leen sama page ndax yéene naa lii ni ñu ñëpp jot si parce que bëgguma nekk di buuxante ay Facebook ay leneen ak leneen sama audimat si la doon gën a yokku mais je préfère toog YouTube comme ni ma leen ko waxee bu dee chaque jour benn abonné laay am sax mooy loolu mais bëgg naa nag 1000 abonnés yi mat quoi sama gars yi jàpp leen si nag quoi donc loolu la donc jàpp leen xel ci loolu donc vite fait nañ toog déjà 42 minutes putain nañ wax ci Mauritanie bi nga xamante ni ñooy woyulu suñu kaw Mauritanie bi nga xamante ni Sénégal la ko moom Sénégal la tax mu yaayam Sénégal la ak Maroc balaa boobu dañuy récapituler ci live bee passé lan la ñu mën a jàng ci live bee passé mooy France berbère yi nga xam ne majorité bi dañoo ñuul nit ñu ñuul yi les subsahariens am na bés ñu contrôle jullit yi ñu moom France chrétien français yi juif français yi daan làqatu ci jullit yi pendant 200 ans razzia yi di continuer 40 ans xawma 50 ans ñu contrôler France la Gaule contrôler Espagne contrôler Sicile l'Italie yëg ba bari dem ba Grèce ngeen fàtte ni nag français yi loolu mu ngi ci seen xel ba tey moomoon nañ leen démb dootuñu couriraat risque ñu moomaat leen tey démographiquement économiquement financièrement moo tax colonisation bi am ñu nennu biñ ñu nennu bañ ñu bàyyi ñu nooyi ñu nokki ngeen war ci jàngaat ne France suufam baaxul amul ressource amul gat que c'est un pays pauvre làmmiñ rek lañu amuñu gat saa ñun duñ dem ngeen war a bàyyi xel ni ñun duñ ñu massa ñun ñoo mën a briser suñuy chaîne bu ñuy toog di xaar France briser suñuy chaîne ci esclavage la ñuy dee psychique et physique nag ndax ñoom ñooñu moom ba tey te pour ñu affranchir du joug de la France foog ñu xeex te bu ñu xeexee tamit ñu duma ñu ndax dissuasion militaire baa ngi fi dinaa leen andil armée française lu ñu am dinaa leen andil armée russe lan lañ am comme arme am nañ arme doo xamante ne buñ ko sànnee mën nañ raser Paris tout entier
am nañ missile boo xamante ni bombe nucléaire boo xamante ni Tsar Bomba la tudd buñ ko sànnee mën na raser nday France yëpp fa laa leen doon wax si le meilleur allié wu Sénégal kan la baay li may wax ni au plus haut sommet d'information de l'État lii la ñuy waxtaanee yii la ñu xam yii la liveurs yi di war a waxtaanee donc suñu problème lu ñu ko war a njëkk a régler pour fast track bi ñuy wax mën a am sax set bi sax mën a am foog ñu dugg si bopp nit ñi te nii la ñuy duggee si bopp nit war nit ki lan mooy sa démb lan mooy sa tey foo jóge luy sa histoire mais permettre na nday un putain de mongol Sarkozy ñëw nday Sénégal vous êtes pas assez ancré dans l'histoire biir Dakar saaga nday nègre yëpp ñu koy tàccu te téegalu ñu ndeyam ray Kadhafi et cetera Macron ñëwati li ngeen di jur dafa bëri et cetera et cetera ñun ba tey ñuy nelaw di jaay suñu ngor ndax ay 5000 francs ndax ay sandwich ay tissu ay spaghetti ay caapa ndayam lañ naan bourse familiale ay leneen neddo ko bandum ay sama mbokk laak ay leneen ak leneen suñu mbokk yi di dee si désert bi ñu leen réduire en esclavage ci naar yi te ñun ñoo leen moomoon doomu xaraam yi ngeen war si jàngaat tamit ci laay bi ne naar yi dañoo ragal nit ñu ñuul ndax ñun ñoo doon seen baay yi Maroc sax nit ku ñuul moom moo tax mu am ngeen war a jàngaat que ni l'islam tamit ñëw na Afrique noire bien avant la colonisation parce que gars yi bëri dañ ñooy gëm noonu que ni l'islam ñoo andi esclavage naar yi et cetera ma leen di wax naa leen prouver naa leen que ni naar ya woon ay nit ñu ñuul leen woon te l'islam esclavage bu mu validé mooy nga guerre ak nit jàpp si ay prisonnier bi bu munul fay libertéem wala bu munul convertir à l'islam nga def ko esclave sa jaam la moo tax nga daan gis nit ku ñuul doon am jaamu nit ku ñuul donc y'a nuance minorité bu weex ñu weex ñi minorité lañ woon parce que arabisation wu Maghreb bi ay siècle après la amee yaa ngi dégg donc ñun ñëw ci Mauritanie vite fait ñu wax si liñ si mën a wax une heure yi bu boucler d'ici 2 jours et cetera ñu égalise dinañ jël temps bi ñu war a jël pour def wax li ñu war a wax donc la Mauritanie dafa am benn tribu boobu mu ngi tuddoon les Senhaja mënoon naa ne ay ceddo berbère lañ woon mais amoon na ñu si doonoon ay apprentis musulmans ay jullit lañ woon ci tur mais amuñu woon l'islam boo xamante ni bu dëgër la bu set bu leneen maanaam juddu nañ daan doon ay jullit ay turu jullit la ñu am yaa ngi dégg mais pratique bi xamuñu nu ñuy pratiquer jàpp sax xamuñu woon nuñ koy defee et cetera léegi nag am benn at ñu dem aji Màkka yaa ngi dégg bi ñuy aji Màkk ki leen jiitu woon seen chef yi mu ngi tudd Yahya ibn Ibrahim yaa ngi dégg Yahya ibn Ibrahim ci photo yi ñu ko illustré il avait la peau noire donc c'était un berbère noir li ñu naan un maure nègre nit ku ñuul la woon photo à l'appui Yahya ibn Ibrahim bi mu demee aji Màkk yaa ngi dégg bi mu demee aji Màkk fekk instant yooyu waxoon naa leen ni Tariq ibn Ziyad moom moo andi woon l'islam Maroc affaire yooyu noonu ba expliqué naa leen histoire bi si live bee passé yaa ngi dégg avant muy dem conquérir Europe beeg yooyu noonu xam nga mais islam bu mu andi woon tamit foofu noonu ba tey au Maroc nekkul woon islam bu 100% islam amateur la woon nekkul woon islam professionnel moo tax mu wàcc ba ci désert beeg yooyu ñoom it ñuy dund islam amateur est-ce que yaa ngi dégg donc doot ñu ñëwaat ci histoire bi donc Yahya ibn Ibrahim le nègre berbère maure bu nekkoon ci Mauritanie ci désert bi ci territoire bi yaa ngi dégg mu nekkoon njiitu Senhaja yi ñu ngi naan seen territoire mu ngi situé wu yaa ngi dégg entre l'actuelle Mauritanie et le Sénégal territoire bi Senhaja yooyu dëkkoon mu ngi nekk entre actuelle Mauritanie ak actuelle Sénégal donc tey bi ñu ko bëggoon situer Saint-Louis lay ne
mais plus précisément vers ay Rosso Sénégal wala Rosso Mauritanie bu ko jegewul soriwu ko. donc Yahya ibn Ibrahim bi muy dem aji màkk mu dem aji màkk ba pare gaa yi di ñibbisi bi ñu ñibbisee yaa ngi de bi ñuy ñibbisi ñu jaar Kerawaan nee naa leen première mosquée musulmane bi fa lañ ko tabax première université musulman fa la njëkk a am wax naa leen ko bi ñuy ñibbisi si yoon bi ñu jaar Kerawaan bi ñu jaaree Kerawaan ñu daje fa ak benn cheikh bu tudd Cheikh Abu Imran Al-Fassi de Fès plus précisément. léegi bi ñu dajee ak cheikh boobu di def benn xutba boobu noonu Yaxya ak ñi mu àndaloon mosuñu ko dégg. à partir du moment où mosuñu dégg xutba boobu si lañ xamee ne ndekete ñoom l'islam bi ñuy dund ak diine bi ñu nekk ndekete ñoom xamuñu woon dara. bi mu rendre compte loolu mu demandé audience cheikh bi Abu Imran Al-Fassi bi mu amee audience bi mu raconté Yaxya nettali ko ñoom ignorance bi ñuy dund ñàkk xam-xam bi ñuy dund ak ñàkk jaamu yàlla bi ñu nekkee ndax ñàkk xam rek. kooku noonu bëgg si am lu ko leer mu koy questionné si diine mais Yaxya bi jiite woon seen xajaa yi mënul woon sax tontu ci naka la ñuy jàppee. mu ne ko li ngay wax nii naka nga ko mënee wax ni yéen ñëpp ignorant xanaa lu mu dee am na ku fa sax xaw a tane. Yaxya ne ko man mii maa fa xaw a tane ki nga xam ne mënu sax tontu ci naka la ñuy jàppee wala ponku jàpp wala ponku lislaam yooyu noonu. kooku nag révolté tourné wu nag si yeneen cheikh yi fa ne leen seeni ay mbokk soxla nañ ku leen jàppale ci xam-xam soxla nañ ku leen teg si yoonu siraatal mustaqim ani ñiy dem jàngal leen seeni diine ani ñiy dem jàppale leen wan leen naka la ñuy dundee islamiser leen. gaa yi moment boobu vu que ni dañu amoon ay largesse amoon ay yenn martaba yi ak seen alal yeeg seen famille yi bëgguñu woon bàyyi loolu noonu au nom de dem si benn dëkk boo xam ne c'est désertique c'est aride et cetera kenn nanguwul dem. yaa ngi dégg Abu Imran Al-Fassi xol bi bon mu mer mu commencé leen réprimander. léegi ci kaw loolu Abu Imran Al-Fassi ne Yaxya pour mu dem Maroc plus précisément dans le Souss am na fa benn boroom xam-xam bu tudd Abdallah ibn Yaasin bu demee foofu mu expliquer ko problème bi amaana dina d'accord pour ànd ak ñoom Mauritanie dem jàngali leen seen diine dem jàppale ji leen. bu ñu demee dem wër Maroc yëpp pendant des mois di wër Maroc ba dem ba egg si dans le Souss dem wër ba gis Yaasin Abdallah ibn Yaasin ñu tegal ko problème bi mu ne leen may leen ma réfléchir bu mu waxtaanee ay mbokkam d'accord ñu loon mu ne leen bu yàlla soxlaa ñëpp ñàkk te l'islam lii rek mooy jubam mooy dem te xettali ji ñu soxla ku leen xettali. après mu accepté ànd ak ñoom bi mu accepté ànd ak ñoom nag seen xaajaay ñibbi seen dëkk direct woote ndaje dëkk bi yëpp dajaloo Yaxya expliqué leen nag présenté Abdallah présenté ne leen dorénavant kii mooy doon suñu imam mooy doon suñu guide mooy doon suñu haadi moo ñuy jàngal naka la ñuy dawaleeg yooyu. premier acte bi Abdallah teg mooy dafa amoon jigéen ñi dañu ñëw clamé si ko ne ko ñun kat suñu góor yi dañuy njaaloo di ñu toroxal ku si sëy ak nit ba dem ba mu màgget nga wàcc ko fa ni yekk bu naqadi dem xooli beneen xale ba pare di sëkk ak ay jigéen yu bëri. Abdallah ibn Yaasin attaqué wu ci problème boobu noonu nag bi mu attaqué woo ci problème boobu noonu woo góor yi koy def yëpp ne leen lu tax ngeen di def lii mu ne ko man kenn ki joxe exemple ne ko man dama bëggatul kii parce que dafa màgget ba pare moo tax xale laa soxla mu ne ko l'islam yaa ngi dégg tënkul bëgg wala ànd jëkkër ak jabar si affaire de âge si affaire de patience affaire de muñ ba bana ngeen di màggatee ay jëkkër ak jabar ngeen jox ko exemple yonente bi Kadijatu et cetera
yaa ngi dégg ba pare ne leen adultère bii ngeen di def même bàkkaar yi si ku jigéen ki bu ko defee di am même daan bi la ko si bu góor bi di am ba pare l'islam da ko rëbb donc julli du def loolu donc dorénavant ku ko defati di nga yet dina dal sa kaw yaa ngi dégg jigéen yi am victoire ci loolu noonu mais mu créer rébellion ci biir sën xaajaay gars yi commencé naan waa ji li mu fi bëgg a andi xam nga ba di jël suñu soxna yi di leen may dëgg suñu kaw di ñu humilier affaire yooyu muy première humiliation bi jigéen yi am victoire ci seen jëkkër yi donc muy première loi bu mu teg deuxième acte bi mu imposer seen xaaja yi li ñu naan asaka troisième pilier l'islam muy la zakat yaa ngi dégg loolu créé ngan di désaccord deuxième désaccord bi dignitaires yi foofu noonu am ndax nee naa leen woon ay ceddo lañ woon dund ceddo lañ daan dund jël yëfu jàmbur la ñu jël nangu ko par force et cetera loolu lañ daan dund yaa ngi dégg léegi nag li gën a tax ba tey ñu ngi ci ay waxtaan benn bés nag pour gars yi défier Abdallah yaa ngi dégg yenn dignitaire tribu bi dem fekk benn tribu voisine yaa ngi dégg bu doon bay daan sàmbak yooyu dem toraxal leen attaquer leen nangu seeni jur nangu seen nourriture seeni li ñu bay ak seen alal ba pare ñibbisi si seen xaaja yi fièrement di exhiber li ñu nangook yooyu noonu si la Abdallah comprendre que ni affaire bi léegi doodatul yem ci wax ndax wax bi du changer dara léegi nag foog mu boole si nag ay daan mu dajale ñëpp ñi demoon ci xeex boobu attaqué ji leen teg leen ci place publique bi sifaay leen ci kanamu ñëpp ba pare emprisonné leen tëjlu leen yaa ngi dégg les Senhaja se rebellent ñu mu créer une troisième rébellion bu effective ba pare nag ñu commencé comploter nag pour naka la ñuy reyee Abdallah wala naka lañ koy dàqee dindi ko ñu ne léegi ne Abdallah ñibbi fu mu nekkoon parce que moom li mu leen andil nii duñ ko nangu te xamuñu ko yaa ngi dégg du seen tradition donc diine bi ñoom xamuñu ko quoi nanguwuñ ko léegi Yaxya nag mu ngi woon feebar mu doon ci sukuraatam yaa ngi dégg avant muy sukuraat seen xajaay ñu ngi xeex pour wax pour xool kan mooy donn Yaxya et cetera Yaxya woo Abdallah yaa ngi dégg ne que yow laa choisir pour nga non woo Abdallah ne que choisir naa Yaxya ibnu Omar yaa ngi dégg cousin wam foog naa pour mu jiite seen xajaay te yow dënk la Abdallah pour nga assurer cohésion sociale bi ñëpp déggoo tegu ci siraatal mustaqim parce que man dootuma fi nekk pour défendre la ndax gars yi am na luñ man lañ la doon rousser mais xar si ta tànk tubéy yaa ngi dégg léegi bi mu choisir Yaxya ibnu Omar nag gars yi d'accorduñ si woon léegi nag si la rebelle yi ceddoo seen xaja yi décidé ne dañuy rey Abdallah bi ñuy toog di comploter ne dañuy rey Abdallah amoon na benn fidèlu Abdallah bu fa nekkoon bu fekkee woon waxtaan bi daw gaa wax ko Abdallah moom ak ñi quelques fidèlam de xaar guddi comme ne ko yonante bi defee woon ak Aboubacar ak leneen bi nga ko doon jéem a rey génn dëkk bi mook yenn fidèlam yi ba gars yi ñëwee di leen rey fekk ñu fa kenn ndekete dem nañ bi ñu demee nag nekk ci désert bi di dox xiif di leen bëgg a rey mar di leen bëgg a rey chaleur bi mu am ñu dee ci yoon bi et cetera ak toutes les vicissitudes du désert yaa ngi dégg benn bés mu prier pour yàlla teg leen ci yoon boo xamante ni dina am benn point d'eau ndax bu ñu continuer ci désert bi ñoom ñëppay dee ci lendemain bi ñuy dox ba ci yàgg tombe ci benn point d'eau ñi maroon désaltéré wu ñi naanal seen jur yi yaa ngi dégg lekk kii sangu léegi nag ñu toog ñu sant yàlla yaa ngi dégg julli sant yàlla léegi nag à partir de ce moment mu woo ci ñoom ki ci gën a am sens de l'orientation ne ko demal nga jël ci lekk bi jël ci naan bi jël ci warukaay bi nga wëral ñu foo xamante ni foofu la ñuy mën a toog installé wu def fa suñu forteresse li ñu doon wax Rebak
yaa ngi dégg wetu oasis lay ne foog mu am ndox ak leneen kooku jóg jël waruwaayam commencé wër di 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 wër ba wàcc ci naan le fleuve Sénégal ci benn île Saint-Louis nag am na ay île xaw ma nag ban île la ci Saint-Louis foofu mais Saint-Louis la te fleuve Sénégal mu ngi jëlee source am en Guinée bi mu ñëwee ba foofu noonu gis ni fii mun nañ fi ne mu delluwaat na ko man gis naa fenn foo xamante ni mu ngi nekk ca wetu ca fleuve Sénégal fële na le à l'extrême ouest vers la côte am na ndox am na fu ñu mën a bay am na ba pare fu ñu mën a teg suñu forteresse ba pare am na pisé mooy terre boo xamante ni suuf la boo xam ne genre ban la boo xamante ne day garder chaleur bu seddee di garder froideur humidité bu froidee loolu ma bëgg leen wax ni ndegam Sénégal la ne suñu industriel yi war nañ si mën a defar ay briques au lieu ñuy jël suufu géej beeg yooyu war nañ mën a moderniser pisé boobu ba di si tabaxee kër yi ndax suuf la bu dul jeex foofu te Saint-Louis la mën a ne mais pourquoi pas am ñu def fa industrie moderniser ko ndax kër yu njëkk ya château yu njëkk ya pisé boobu lañ ko daan tabaxee te Sénégal la ne muy beneen ressource tamit bu ñu mën a utiliser gars yi kontaan commencé takbir tagg yàlla tudd yàlla ba pare dem jël installer seen rebaak ci fleuve Sénégal bi foofu maanaam biir Sénégal donc Mauritanie biir Sénégal te ñooñu noonu ñoom ñooy créé ji Mauritanie donc Mauritanie Sénégal la juddoo donc bu fa ay nit ñu ñuul di fa nekk ay esclave moo ñun Sénégal dañoo ñàkk ndey fayda wala nit ñu ñuul ñiy nangu loolu dañoo gëmadi yàlla ndax man nee naa Kanye West il a raison esclavage da nga koy nangu man ma dee moo ma gënal may doon jaamu nit rey ma damay saaga sa ndey wala jël paaka jub la nga rey ma dee dem àjjana mais jamais ma toog dans la servitude dund boo xamante ne da nga koy dund dans la servitude dee moo ko gën moo tax ma ne ñi nekk Libi bu si 10 personnes deewee yeneen ñëpp moom prison boobu ñu ne moom prison bi jël armes yi réduire en esclavage naar yi fa nekk bu doon benn nit ku ñuul bu ñu rey ci dëkku naar yi ñu téegal nday naar yi nekk ci suñu dëkk yëpp benn nit ku ñuul bu tubaab rey ñu téegal nday tubaab yi nekk suñu dëkk yëpp kon ñëpp may ñu jàmm ñëpp respecté ñu mais da ngay rey nday ay milliers nday de nit ku ñuul kenn du ko sax waxtale suñu dirigeants yi ñàkk nday jom ngeen ne bu kenn saaga seen nday donc bi ñu ñëwee installé wu ci Sénégal fleuve Sénégal boobu noonu ñuy tabax seen rebaak seen forteresse bu ñuy tabax nag seen forteresse nag yaa ngi dégg bu ñuy tabax seen forteresse ñi toppoon Abdallah Ibn Yassin nee naa leen woon ay naar lañ woon ak ay subsahariens c'est-à-dire ay africains nit ku ñuul ay sénégalais ay maliens ay guinéens et cetera ay joola ay tukuleur ay séeréer te dinañ si ñëw ndax dinañ ñëw ba si royaume Tekruur bi ba si émirat du Tekruur bi te li ma leen di expliquer mu ngi am en au 11e siècle en 1024 fekk na l'islam ñëw biir Sénégal 1024 te ba tey déggoo leen ma leen ne xeex wala baltak wala fetal wala leneen pacifiquement yaa ngi dégg donc bañ yàgg na Sénégal diine yàgg na Sénégal donc bu leen fowee diine ji yaa ngi dégg donc rebak boobu noonu forteresse bi léegi nag mu doon un lieu de refuge mu doon lieu de làqukaay doon lieu d'asile pour ñi nga xam ne bëgg nañ changer dëkk wala ñu leen di persécuter seeni dëkk doon lieu d'instruction militaire mu doon lieu d'entraînement pour xamante ni ay soldats ay affaires yooyu noonu yëpp parce que xamoon na ni soit dina di l'islam la di foog mu dem yokk def œuvrer pour une expansion de la religion ba pare dem jàkkoonte dina jaamarloo waat ak seen xajaay ceddo yi te ba pare terre boobu noonu terre boo xamante ni la dafa temporaire moo guñ ko
yaa ngi dégg donc mu jógee ci loolu mu am benn expression bu mu wax fekk muy entraîner benn soldat kii dafa bëri doole mais moom xelam la doon utiliser Abdallah ba daan ko bi mu ko daanee daf ko ne sa colère moom moo tax ma gañe la ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ko l'homme le plus fort des hommes mooy ki nga xamante ni le mieux apte à contenir sa colère ki la gën a mën a muñ mer mooy ki gën a ëpp doole ci nit ñi yaa ngi dégg mu ne léegi nag ñu commencé entraîner wu nit ñi di yokku vie communautaire bi sociale bi commencé li naar yu xonq yi naar yu ñuul yi nit ñu ñuul yi ñoom ñëpp di fréquenté wu ñoom ñëpp doon ay jullit ñii di convertiru ñoom ñëpp bokk armée bi ñoom ñëpp di sëyante seen biir ba ñu créé fa benn communauté ba Abdallah toog xam ni léegi am na armée am na assise Abdallah mu léegi décidé partir à la conquête yaa ngi dégg à la conquête de nouvelles terres ba pare décider combattre les idolâtres ndax nit ñi dañ daan jaamu ay xërëm ay xàmbak ay lu ne mooy ceddo yi rek yaa ngi dégg léegi nag bi ñu commencé am doole boobu noonu commencé teg rebak boobu noonu mu doon société bu étanche affaire yooyu noonu léegi nag am infiltré bu dem ci seen haja yi expliquer leen li Abdallah accomplir yëpp et cetera ñoom nga xam dañu foogoon ni biñ ko dàqee naroon ko rey dañu dee ci désert beeg yooyu noonu seen orgueil mayu leen woon ñu nangu ki ñu dàq xam nga parvenir à créer rebak boobu noonu am force boobu noonu yëpp ñu décider nag ne dañuy dem xeexi ko ñu jógee nag ci seen dëkk yi ba pare ñu naan les morts ne sont pas sédentaires ñii nii ci histoire bi dañ ne de leur maison ils ont quitté leur maison c'est-à-dire amoon nañ seen dëkkuwaay sur place lieu bu ñu dëkkoon donc c'était pas des nomades yaa ngi dégg ils ont quitté leur maison pour dem attaquer ji yaa ngi dégg Abdallah et son armée bi ñu demee attaquer ji ko nag Abdallah et cetera xeex ak ñoom yaa ngi dégg te ñële ñoo leen ëppoon fuuf mais ñii diine bu ñu amoon déjà bi ñuy tàmbali xeex bi bu ñuy commencé takbir di tudd yàlla rek fitu seen noon yi commencé na daw Abdallah pour être mu gaaw Abdallah gagné bataille boobu gagné combat boobu soumettre seen haja yi Yaxya ibnu Omar bi Yaxya bu njëkk ba ibnu Ziyad yaa ngi dégg ibnu Ibrahim bi doon buuru seen haja yi choisiroon moom moo rey buuru seen haja yi ñëwoon attaqué ji Abdallah ba gagné guerre bi léegi nag Yaxya ibnu Omar doon na yaa ngi dégg jiitu armée wu Abdallah bi après guerre boobu combat boobu noonu yaa ngi dégg après combat boobu nag la ñu tuddee seen bopp les almoravides bi nga xam ne ñoo almoravides yi nga xam ñoo dem ba Espagne ba Italie ba lii yóbbu l'islam foofu noonu yaa ngi dégg donc histoire almoravides yi fii la commencé li ma leen di wax 1025 la xew te almoravides yi ñi ko composé di ngeen dégg ñu ne leen ci seen haja yi ci les Djolaba ak beneen tribu bi ñu doon jógee vers le sud du Sénégal ñoom ñoo doon alimenter armée boobu de soldats et cetera c'est-à-dire ñu ko composé woon ay sénégalais lañ woon ay guinéens ak ay maliens et cetera ceddo yi nekkoon Sénégal daw ñoom vers l'ouest et le nord vers la côte ñëw ay côté Dakar Thiès ak yooyu Diallo Jolof et cetera te ñooñu sax dinañ dem ba doon ay jullit ndax Sénégal empire du Ghana la bokkoon te instant yooyu noonu almourabit yi ak seen jamono empire du Ghana la bokkoon almourabitoon yi bomba kalaat empire du Ghana bi Sénégal bokkoon mooy bi ñuy gagné Aouda Ghost en Mauritanie fële capitalu Ghana bi nekkoon après empire du Mali ñëw ñoom Sunjata doon ay musulman yooyu noonu yëpp dinañ si ñëw mais live bi def na 1 heure donc nañ arrêté fii ñu après live bii di ñëw ñu continuer lii nii yëpp nag dee leen xalaat ban rapport la am ak Sénégal ban rapport la am ak nit ku ñuul ban rapport la nit ku ñuul war a am ak naar bi lu tax naar yi
foog ni ñoom ñoo ñu gën wala teg seen bopp foo xam ne egguñu fa alors que ñun dans l'histoire médiévale de l'Afrique nit ñu ñuul ñoo daan chef armée yi ñoo daan buur yi daan créer seen dëkk yi ñoo si nit ñu ñuul lañ daan daw di làquti ba pare ñun ñoo gënoon riche et cetera kon tey lu tax ñuy war a nangu ñuy noot tout comme tubaab yi ils ont peur du nègre ils ont peur du nègre ils ont peur du nègre donc gars yi ngir yàlla war a suuli partager leen vidéo yi waxtaan leen ak yéen ñi nga xam 200 personnes yi may suivre continuellement yi may suivre de façon continue partager leen ngir yàlla war a suuli waxtaan leen ak seeni mbokk yi inciter leen à ce qui s'abonne à ma page wala leneen ak leneen xam nga ngeen di déglu xalaat TV tamit xam nga chaîne bu instructif la ba pare pour ñu mën a atteindre 1000 abonnés yi mën a continuer live yi ñuy am ay participation direct képp ko am xalaatam na ma ko bind commentaire et cetera donc voilà live bi danaa ko eggali gannaaw suba may temps gars yi suivre live beeg yooyu gannaaw suba incha allah wala gannaaw waaj suba maximum xam nga comme ça ñu tàmbali page u Almourabitoun yi empire du Ghana empire du Mali pare nag ñëw nag ci Sénégal ñëw ci France ñëw ci Algérie ressources yi Mali am Côte d'Ivoire am Niger am ko Sénégal am ko Guinée am ko Mauritanie am ko Maroc am ko Algérie ban rôle la si jouer avec ses 2 millions de kilomètres carrés Mali avec ses 1 million et quelques de kilomètres carrés Algérie avec ses 6 pays frontaliers Algérie lu tax muy soutenir Azawad lu tax mu bëgg muy soutenir Sahara occidental yan intérêt la si am ak lu tax ñuy bundu xataal nit ñu ñuul yi yéen a ngi dégg ak lu tax Russie ngemb Algérie lu tax Sénégal France bu du nangu bàyyi Afrique de l'Ouest yaa ngi dégg ndax Afrique de l'Ouest ba mu teg Almourabitoun yi Sénégalais yi ñoo ko contrôlé woon nit ñu ñuul yi Maliens yeeg yooyu noonu dinaa leen wax si Mensa Kankou Moussa wax leen si Soundiata Keita wax leen ci loolu noonu yëpp ba pare wax leen nag naka la suñu dirigeant yi war a def ak ban dirigeant moo gën ci ñun ak ban discours lañu war a tenir ak naka lañ koy tegee point par point ba mun a moom suñu bopp ak ñan la ñu war a allié wul ñan la ñu war a xaritool ñan ñoo ñu gën a suñu ànd ñan la gën a arrangé ak géopolitique bi ñun naka lañ ko war a doxalee ak naka la ñu war a moomee suñu bopp ak fan lañ ñu tënkee suñu dirigeant yi lan lañ leen di nappee ak loo tax doomeeraam yi duñu jaay. donc loolu la woon tey xam nga maa leen di bégee peace